mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam waaw comme niñ ko waxee sànq rek ñu leen di jaajëfalaat bu baax a baax di jéggalu tamit ci toogaay bu yàgg bi ndax kenn ku nekk xam na ni xaar dafa metti ñu ngi jéggaluwaat bu baax a baax waaw di nuyaat sunu délégation bi fi ñëw léegi muy les jeunes yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk kuréel gi nga xam ni moom mooy les jeunes du mouvement Dooleel Siré Dia ki jiitu ci responsable des jeunes ñu koy wax Paul Adama Ba di ci teg Habib Niang di ci teg Vonder ñu ko gën koo xam ci Moustapha Dabo waaw di nuyu tamit sunu assistant bi nekk fi yëpp waaw di nuyu samay collaborateurs yi nga xam ne ñoom lay àndal ci liggéey bi ci zone bi nga xam ne fii la ñu nekk waaw su ma limee damay juum mais maa ngi leen di jaajëfal ñoom ñëpp waaw di nuyu tamit defal mention spéciale sunu naataangoo yi nga xam ni ñoom ñooy les jeunes d'avenue Aïdina Fall ñu nekk mouvement boo xam ne ñu ko créé récent waaw ñu ngi leen di jaajëfalaat bu baax a baax di leen defal mention spéciale da leen wax ni seen liggéey ci kër Pape Siré Dia gis nañ ko te ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax waaw di defalaat mention spéciale sunu naataangoo yi nga xam tam ñu jugee ñetti Kossine waaw am na sunu benn yaay booy bu fi nekk ñu koy wax yaa Seyda moom mi ngi jugee fii si zone Randoulène moom tamit ñu ngi koy nuyu di ko jaajëfal bu baax a baax ak bépp responsable bu fi teew ku ñu lim ak ku ñu limu ñu ngi nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp waaw di waxaat ni tey li ñu fi dajale yëpp nekkul loo xam ni lu ñuy waxaat la parce que kenn ku ne xam na ni am na tête yoo xam ni boo leen gisee rek foo leen gis waroon laajte fii lu fa yow xam nga ni si mbiru Siré Dia lañ nekk parce que la ñuy dox suba ak ngoon guddeeg bëccëg waaw mbiru Siré Dia nag mën nga xëy suba ba ngoon jot di ci dox te doo matal parce que mooy nit ki nga xam ni il a été nommé récemment mën nañ ni tey jii si carrière politique am defagul 6 ans wala bu ko defee falayam mais depuis l'indépendance du Sénégal jusqu'à nos jours façon politique Siré Dia amul kooku il faut oser de le dire amul benn leader politique boo xam ni mos nga indi façon politique bu méngoo ak du fi Siré Dia di indi waaw et que j'ai l'habitude de dire que c'est lui seul qui revient à ses promesses après l'électoral moom dong moo lay dig ci politique dig la ci biir campagne am campagne yi jeex mu waroon dem toog noppalu ni am naa li ma bëgg daal di jaaxaan mais déedéet il revient à ses promesses lépp loo xam ni digoon na ko askan bi mu taxaw mu taxawaat fa nga xam ni fa la ko mën a faj ko ba kenn ku nekk gis sa bopp gàcce ngalaama Siré Dia waaw li fi nekk nag mooy que ni lu ni fàng kenn du ko jeex lu ni fàng kenn du ko jeex Siré Dia bépp secteur bu mu ñëw taxaw fa ak jëmmam fekk na jëfam jiitu na fa gis mu bëgg a dugg si politique ma woo ko ne ko yaa ñëw ñu dem Siré Dia te boobu léegi tamit wax dëgg yàlla amu si lenn lu ma naxare lu dul mu ngi gën a yaatal base Siré Dia si bépp côté nag donc loolu tamit dafay baax vraiment ñu taxaw feddaliwaat couleur boobu xam ne dinañu ànd ak Yaya Camara tamit dem si liggéey Siré Dia ba lépp lu ñu bëgg si élection yi di ñëw ñu am ko. waaw may wax tamit fi may terminer élection la ñuy jëm Siré Dia de xeexlawul kenn xulawul kenn nañu ànd ak moom dans la discipline dem bu fi kenn xeex bu fi kenn def dara te xam ne incha allah lépp lu mu bëgg si politique bi dina ko am foofu daal laay terminer vraiment ñu dem ko terminer ko en beauté xam nga jox ko ndam li quoi. seen tur ak seen sant di gërëm waa Bayal Pape Siré Dia moom dañ koy ñaan ndax dëkk boo dem région boo dem Siré parti sax lañ koy wax man dama dem Liberté 6 fekk naa meeting Siré Dia sama collègue moom fa invité woon dem naa foofu assisté fa fu nekk kon boog ñun waa Thiès nii bu ñu kenn gënal bu ñu kenn tax xam nga ñu jël Pape Siré Dia dañu ko nangul billaahi man damay toog sama collègue naan ma Pape Siré Dia mii de ñun bu dëkkoon sax Dakar ñu jël yéen li ngeen am sax xamuñu ko ñëpp naan Pape Siré Dia dama xam ne Bayal dafa am politique boo xam ne dafay nekk ñun jeune Bayal Pape Siré Dia na xam ne jeune Bayal yii si boppam ñëpp jeune Bayal boo gis man dama xaw a sax sonn ndax ñëpp ak ma naan Pape Siré Dia ma xam ne waa Bayal ñoom ñoo ko bëggal boppam te waa Bayal ñoom seen boppam ñoo ma ñaan ngir yàlla ni ma Pape Siré Dia nañ def tout ba mu ñëw toog bëccëg nar kaam ndax magu Bayal si boppam ñoo soxla gis Pape Siré Dia te Pape Siré Dia daaw jaar na fi mais ay minuit la fi jaar boobu wax dëgg yàlla boobu jaar ñëpp
tëdd na ñëpp toog di ko xaar boobu maa ngi ñoom Mati Bey ñoo toogoon di ko xaar ñëw waxtu dem mais ñu ngi ñaan yàlla ngir yàlla ak yonent bi Pape Siré Dia balaa moo xam ne waa Bayal ñoom takku leen si moom mu ñëw dox fi tànk mu ñëw bëccëg na tam jàkkaarloo waa Bayal. yéen gisuma ci benn xiiroo nga yow lu dul jàpp rek que ce soit ñi ànd ak Abdoulaye Dièye wala ñi ànd ak Siré Dia ñoom ñëpp dañoo jàpp pour lan pour la réélection du président c'est l'essentiel c'est la réélection du président Macky Sall moo ñu soxal au premier tour et c'est possible avec Siré Dia wane na ko fii aux élections législatives il a battu ce baobab là à Thiès te il va le battre encore à Thiès ça c'est sûr et certain parce que xam nga lu tax ma wax ko guy gu ni léegi dañ ko gor ba jeex na daanu rek moo si des il n'a plus sa raison d'être ici il est dépassé nous voulons une jeunesse saine une jeunesse travailleuse une jeunesse qui aide les jeunes ñun ñoo ndax lii lépp ak yow maa ngi sant ki nga xamante ne moo woote mooy Boy Camara ndax lii lépp ak yow ndax mooy tax ñu xam lu ñu mëne maa ngi sant mi Adja sama rak di sant waa koñ bi ñoom Pablo boog ñoom buuba ñi nga xam ne ñëpp ñoo ngi ma jiital te fakastaluñu ma kon sama waa koñ ñu ma jiital fakastaluñu ma kon maa ngi leen di ñaanal yàlla la fi ñu bëgg liggéey Siré Dia egg fa yàlla na fa egg man nag ni ma koy waxee chaque jour rek ñun daara la ñu yor di liggéey ci diine di yar xale yi di jàppale xale yi kon ku ñu jàppale ci suñuy doom ñun nga jàppale te Siré Dia ban koo xamee yàgg na yàggut ba ko waa Kees xamee yàgg na yàggut waaye Siré jëriñoowul nit ñi da leen a jëriñ su fekkoon ne ñi fi jiitu doon jëriñoo nit ñi defoon nañ ni Siré Dia def kon Kees weesu na fii waaye nit ñi dañoo jël man 97 ba léegi maa ngi politique waaye dañ ma doon jëriñoo waaye mosuma cee jëriñu kon tey su ma gisee lii sama gox Siré Dia jàpp ci xale yu jigéen yi wute leen am xëy jàpp ci xale yu góor yi wute leen am xëy guleet maa ngi ko doon gis fii ci Aïna Fall ci Siré Dia laa ko mos a gisee mosuma gis ci Aïna Fall gii ñu langi fi lang ne langu diwle maa langu diwle mos sa am ci Siré Dia laa ko gisee mosuma gis su gàddu ko seet ne damay xëy nit dama ko wutal mosuma koo gis ci Siré Dia laa ko mos a gisee guleet kon nag maa ngi ñaan yàlla fi ñu bëgg Siré Dia egg fa yàlla na fa egg. ma si yokk nag bërul parce que l'heure n'est plus aux paroles quoi instant yi dans un mois ñu ngi dugg si ay élection dama bëgg comme nu ko gars yi defee rek temps yëpp ñu ngi si ay proximité dama bëgg gars yi ñun ñëpp ñu dugg si kër yi waxtaan nag parce que DG jur nañu teraanga jur nañu parce que ku nekk fii lu sa frère duggul yow dugg nga te DG jur na teraanga DVF bépp wax ak Thiès bépp dañoo bëgg ñu bàyyi ñu jug dox si kër yi waxtaan ak ñëpp parce que président Macky Sall dafa war a am deuxième mandat loolu lañ bëgg kon ñu jug si koñ yi def proximité ndax turu Siré Dia yomb naa fësal ndax ñu proximité yu ñu def buñ kuy jug rek ne Siré Dia la ñuy àndal dañu accueillir parce que ñu xam nañu leader bu ñu am c'est présentable te neex naa liggéeyal ndax boo duggee rek ne Siré Dia lay liggéeyee parents yi maires yi xale yi jeunes yëpp dañ ñëw taxaw déglu la nga wax leen li nga bëgg pour jàppale Macky Sall pour am deuxième mandat du ma guddal nag maa ngi remercier association bi si invitation bi ñu def. dafa am lu may lancé woon nag carte yi disponible na carte d'identité yëpp di suñu centre yi dem nañ jëri seen carte d'identité avant ñu dugg si campagne bi parce que nit doo ko mën a jàppale sans arme te sunu arme mooy carte d'identité yi kaa lañ jëri sunu carte d'identité le matin de très bonne heure ñu dem Iba Katiba fii sunu centre jël ndam li delloo ko joxaat ko Siré Dia incha allah te gëm naa ni ay jeunes yu dynamique ñoo fi nekk te loolu dina incha allah maa ngi jégalu nag si kàddu yi. di wax ni Siré Dia dafa neex a liggéeyal mooy nit ki nga xamante ni dafa bu doy produit la dama naan produit bu jaay boppam la ba pare ndax Pape Siré Dia moo fi def lu fi kenn deful pour man pousse mu dem la ñàkk pousse dafay dem bari ko ci mbattal kenn mënu koo téye ndax Pape Siré Dia moo fi liggéey loolu moom laa xamante ni moo fi ñëw ni Iba Katiba ak ni mu dëgëree pour gagner ko moom moo ci njëkk a teg loxoom
kon du ñu def lu dul di jaajëfal Pape Siré Dia di ñaan yàlla dès le premier tour ñu gagné ko incha allah jox ndam ni Pape Siré Dia mu teg ko ci loxo président Macky Sall je vous remercie. waaw Pape Siré Dia dafa nekk nit koo xamante ni nii dafa neex a waxal kooku booy wax ci moom dangay wax ci moom li nga xamante ni nii dëgg lay doon danga koo dund ak moom moo tax kuñ ci woo wala ku ciy ñëw macha allah danga ciy wax loo xamante ni nii mun na bañ a bëri ndax ay defam ku toog fii di ko wax doo ci pare. di nuyu nag sama frère yi mouvement Aïnina Fall bi macha allah muy ay xale yu am jom ay xale yu xam li ñu bëgg di ci jiital yéeli xale yu xam yu am ambition yoo xam ne macha allah wax dëgg yàlla parce que li ñuy def nii ñun ñëpp moom la ñu war a def dugg sur le terrain dugg ci kër yi di waxtaan ak nit ñi bañ a wut frontière te li ñuy liggéey amuñu ci frontière macha allah. waaye dama cee feer dama taxaw feer ci ndax man bu nekkee goree bi ak wor mooy tax ma am duma am te damaa jàpp ci Siré Dia ba pare may wax nag ne Siré Dia dafa nekk ku baax ibil ñépp buntam ku ko fëgg mu ibil la Pape Siré Dia nekk na koo xam ne day dimbali nit te yàlla rek tax waaw mi ngi dimbali jeunes yi mi ngi ndax suñu bayaal bi boo ko xoolee te am na xale yu góor yoo xam ne tey ñi ngi liggéey te ñooñu bu ñu liggéeyee mel na ni man mii dëkk bayaal maa ngi liggéey kon loolu damaa cee war a jàppale Pape Siré Dia bu baax a baax a baax dama wax nit ñi nag nañu xool te dal te xam ne àdduna jarul dara loo gis ay dëkkandoo rek la ñuy mën a doon lii nag politique rek la nañ leen politique ànd bokku ndey bokku baay ndax ñun ñëpp Macky Sall lañ képp koo xam ne rek yaa ngi yor sa kii di liggéey Benno Bokk Yaakaar la. nit ñi du ma ñaax sax dama naan maa ngi gërëm suñu papa suñu nijaay suñu xarit di Pape Siré Dia ndax li mu def ci Thiès yombul emploi des jeunes bari na lim du Thiès dong na def na ba Dakar boo demee foo ki Pape Siré Dia rek la ñuy wax. di leen ñaaxal yéen nekk ci gannaaw Pape Siré Dia yéen ñi jiite yaatal leen nit ñi ñëw mën a jàppale Pape Siré Dia ñu mën a gagné le 24 février élection yi li mu def moom wër na Sénégal ñi ngi koy sant di ko gërëm fi mu bëgg ak yàlla na ko fa yàlla àggale ci barke Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolu lañ koy ñaanal di leen ñaaxaat yéen tamit gën leen a yaatal di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo sunu grand frère Yaya Camara di leen jaajëfal di nuyu waa koñ bi bu baax di teg loxo nuyoo bi ci loxo sunu doyen bi teewaloon fii les retraités di leen nuyu di nuyu sama yaay yi nga xamante ne ñoo nekk ci kaw podium bi maa ngi leen nuyu bu baax di nuyu naataango responsable ak militant Siré Dia ñu fi fekk ñoom Kolle Diop waa Aïnina Fall waa ñetti costume di leen nuyu di nuyu sunu yaay yaa Seyda bu baax ñëpp xam nañu ne tendance bi nekkoon fii à Thiès li ñu miinoon mooy jeune xëy takk dàllam gàddu saagam ne day dem Dakar dóori waar loolu Siré Dia moo ko fi jëlee chaque jour tey la dimanche ku xëy suba lundi di nga gis ay jeunes thiessois yu xëy gàddu seen saak ne ñi ngi xëyee biir Thiès wala ay jeunes thiessois gàddu seen saak ne ñi ngi xëyee biir Sénégal gi ñi ngi Louga ñi ngi Tamba ñi ngi Kaolack ñi ngi partout dans les régions te loolu kenn moo ko fi andi muy la DG Siré Dia kooku noonu nga am ko ci dëkk doon jeune gis li muy liggéey li gën a yanu maanaam mooy dañuy wax ginaar du topp kiy taxani bàyyi kiy bojj Siré Dia day bojj di wal di araw kon aussi nañu yeewu nekkatuñu ci contexte boo xam ne dañu naan diw ci dëkk bi la dëkk wala diw fii la yaroo fii la màggee Siré Dia fii la yaroo fii la màggee fii la jàngee tekki fi indiwaat lépp delloo ko Thiès waay bokk ko ak ñoom kon li ñu soxla mooy ki amal njëriñ dëkk bi te Siré Dia kenn natablewul njëriñ bi mu amal Thiès waay waaye topp koo xamante ni nii bu sa bopp di metti mun laa jox aspirine boo naan topp koo xamante ne nii bu sa xorom manqué mun laa jox la koy safal Siré Dia ceeb yi muy safal biir Thiès buñ ko doon wan ni dinañ yaakaar ne kon moo yor dépense te effectivement moo yor dépense parce que jeune boo ci gis moo la teg fa nga xamante ni nii yaa ngi jënd weer bu dee saako ceeb di fay courant di fay ndox di yóbbu sa kër kon kooku aussi dafa jot ñu am un réveil des consciences ñun jeunesse thiessoise surtout Siré Dia moo ñëw ne man li ma ñor mooy développement Thiès li ma ñor mooy doomu Thiès suqaliku mu yëkkati wërsëgam ak alalam bokk ko ak Thiès waay kon nag en retour li ñuy xaar ci Thiès waay li ñuy xaar ci ñun mooy kenn ku ci nekk nga dem jóg sol sa dàll sànq Doudou wax na ko c'est bien manifestation yi baax na trop animation bi ci la bokk mais le plus important mooy le terrain seul le terrain est efficace
def porte à porte def proximité wax ak nit ñi éveiller leen ci lan le bilan du président Macky Sall nous avons le meilleur candidat loolu fu ñu taxaw dañ koy wax ci profil amul ci kenn koo xamante ni mën nga ko tëkkaleeg le président Macky Sall ci cursus bi mu jaar kenn jaaru ko ci ay réalisation tey saako ceeb ñaata la doon jar yegg na fi ba 22 000 25 000 litre diwlin ñaata la fi doon jar mais de 2012 ba léegi ceeb yokkuwul diwlin yokkuwul dara yokkuwul gaz demoon na ba amatul mais kon nag nañu yeewu tuuti ki ñëw pendant 7 ans mu maintenir prix yëpp ci benn niveau mais nañu lijjanti kii différence prix bi amoon la ca des moom nan la koy supporter loolu mooy effort lan la ñuy wax tey révolution solaire avec les énergies renouvelables kan moo ko mosoon xalaat Sénégal li ñu doon def dem luyeel ñu ay groupe ñu koy fay di jënd carburant bi ci dem di fayaat courant mais tey le président Macky Sall moo ñëw révolutionner question énergétique fii Sénégal képp ku ñëw di leen présenter un autre ku dul le président Macky Sall ak Siré Dia su ngeen dee wàññi seen noonu tàmbale leen ci moom parce que aussi ba mu mettee gisoo leen ñu leen di proposer ba muy tar ñooñu ñëwuñu woon dañoo toogoon seeni kër ak seeni teranga bokk kook seen njaboot seul Siré Dia moo ñëw renverser tendance yu jël teranga dóor ko ci biir Thiès waay kon kooku ku leen koy bañ loo moom ci boppam bañ leen ko muy fii Bayal muy feneen fu mu munti nekk ci biir Thiès takku leen ñu ànd dugg renverser tendance bi jël commune bi teg ko ci loxo Siré Dia mu teg ko ci loxo président Macky Sall. tey Siré Dia simple conseiller municipal la di def loo xamante ni nii liggéeyu maire la wala liggéeyu président conseil départemental kan moo mës a gis président conseil départemental di Idrissa Seck biir Bayal muy xool seen dëkk bi musul am kan moo ko mës a gis mu ñëw di xool ndax lamp yi mi ngi tàkk ndax mbedd yi baax na kan moo ko mës a gis mu toog télé wala rajo wax ci situation bi nga xamante ni yenn quartier ñu ngi koy dund fii ci Thiès amul kon kooku bu jugee taxaw ne day présenter programme pour développer Sénégal day nax sénégalais yi tey ni ñu koy commencé mooy ñun waa Thiès ñun ñoo war a yee sénégalais yi ci des xamal leen ne kii di ñëw ci yéen di leen présenter programme fa mu jugee def fa lu tax mu war a mën a taxaw koo xamante ne heure boo ko joxee mu dénkaane la mu war a def benn doomu dëkk bi moo ñëw gëm dëkk bi bëgg dëkk bi di ko def muy le DG Siré Dia mooy financer ASC yi mooy taal lamp yi mooy financer avec yi Siré Dia mooy subventionné jàkka yeeg jumaa yi Siré Dia mooy jàppale askan wi Siré Dia lu tilim moom la bu marché tàkkee Siré Dia la ñuy woo bu courant coupé ci koñ Siré Dia la ñuy woo bu jàkkee amee problème ndox Siré Dia la ñuy woo mais Siré Dia nag kan moo ko defal loolu lépp ba mu koy delloo Thiès waay c'est le président Macky Sall kon nag nañu taxaw takku ci ginnaaw Siré Dia ngir joxaat le président le deuxième mandat dès le premier tour le 24 février 2019 dafa am slogan bi ñuy wax ñu ne ñun waa kër Siré Dia premier tour bi ñoo ko res. salaamaaleykum waa Thiès ñun la jeune Bayal Khoudia Badiane ñun la jeune Siré Dia mouvement ànd taxaw Siré Dia Bayal Khoudia Badiane ñun ñoo doon woote tey yàgg nekk Bayal ndax Siré Dia moo ñëw fekk ñu moo ñëw taxaw ñu biir Bayal Siré Dia fekk ñun sax ñun ñoo ko dem fekki ndax ñoo toog Bayal rappelé leader fi ñu nekk nii fii la ëtt Gadum Fall ne Gadum Fall ngeen di dëkk nii tout près Serigne Diop fi la dëkk tout près ñun ñoonu lañ doon àndal di liggéey yàgg na am na 15 ans ñu topp seen ginnaaw ñoo demoon sax toog nañ 5 ans bàyyi politique di toog di xaar suñu Bayal rappelé amuñu leader ñu déggee riirum Siré Dia lañ dem fekk Siré Dia 2 ans ngi nii la ñu ànd ak moom def benn campagne daaw lañu ànd ak moom campagne gis ci résultat bu rëy ndax xale Bayal di suñu Bayal yëpp topp daw ci ginnaaw Siré Dia koñ bi ñu nekk nag Bayal Khoudia Badiane da di koñ bu metti koñ bu metti bu naqade politique heureusement léegi macha allah ñun dañ fay fier ñun dañoo siggi biir Bayal Khoudia Badiane ndax gis nañu Thiès lu fi nekk lépp Thiès ñëpp a ngi daw ci Siré Dia ñun ñëw Bayal mais am na ay leaders yoo xam ne dañ ni ñun Siré Dia du ànd ak hypocrite Siré Dia du ànd ak badoola Siré Dia du ànd ak profitaar yaa ngi fi gis nañ fi lu ne fekk nañu fekk xaalis corrompe nañu def nañu lu ne Siré Dia dëkkul Bayal yéen a dëkk Bayal yéen a dëkk Bayal mais amul sens Siré Dia Bayal dëkk dañ ñu Bayal dëkk am na leader yu fi nekk nag dañu bëgg a diir mbagg dañu bëgg bu ñu xataal mais gis ñu loolu avancement Siré Dia toog nañ liggéey avancement Siré Dia ñu leen gis moo tax ñun lañ ñu bàyyi ngir jàll te Siré Dia nag Bayal dëkk mënuñu ñun doomu Bayal nangutu ñoo dégg nangutu ñoo nangu kenn di wax Siré Dia loo xam ne da ko metti
attentat bu fa amee wala coow bu amee biir Bayal bëgguñu ko sax ndax dañ koo bàyyi woon ñu ngi ñuy nag commencé di ñu métti ndax Siré Dia ñu ngi dégg sax ndax xam naa sax Sénégal moo bon ndax lu baax lu muy def ni ko toog liggéey di grand place di taxawaalu ñii di agressé mu jël leen récupérer leen defar leen ñu doon ay responsable ñun ñëpp ay responsable lañ boo ñu ñëw bëgg a taxaw tey di ñu ko bëgg a atte ñàkkal te suñuy raq ñu ngi ñëw suñuy raq ñoo ñu fekk ñu kaa leen dem Siré Dia jël ñu jàppale bon nañu bàyyi ak Siré Dia loolu lañ doon wax ñun nag ñu waa Bayal Khoudia Badiane takku nañ gën a takku jigéen ñu takku ñëpp takku suñu mag ñi suñu yaay yi dañuy ñaanal ñu ne jàppale ñu ngi seen ginnaaw tey ñu ngi seen ginnaaw ëllëg. dañ naan sant yàlla di ñaanal suñu DG Pape Siré Dia yàlla na fi yàgg te wér yàlla may ko gudd fan ak wér may ko lu kawe njortam tey jii bu ñu yàlla ubbilee wërsëg gi Pape Siré Dia yàlla ci loxo Pape Siré Dia la ko jaayalee. jeune Thiès yi yàgg nañoo xooslu wala si man mii tey presque laa nekkoon liggéey bu ne wut naa ko mais tey jii moo dikk ñun ñii ñëpp moo ñu dikk sagal ñu may ñu ku ne pos ñu dugg bi pos di liggéey dellu di ko gën a sant di ko gërëm tey leen rek lañ ko mën a fayee le 24 février ku ne dem jëli sa carte dem votel Pape Siré Dia dem votel le président Macky Sall mu jël ndam li dès le premier tour loolu daal la ñuy ñaan te yàlla na ko suñu boom defal ci barke Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu ne Siré mooy force tranquille léegi force tranquille boobu ñuy wax ni Pape Siré Dia ñun ñi nekk ci gannaawam nañ liggéeyee noonu doon la force tranquille bañ a am benn attroupement wala ngeen di jéem a xool nu ngeen di kiiwee lépp nañu ko defal ci tranquillité yàlla may le président Macky Sall ndam li le 24 février incha allah yàlla na ko suñu boom def ci barke Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. salaamaaleykum. waaw tey boo gisee li ndaw Siré Dia Bayal Khoudia Badiane di mouvement ànd taxaw Siré Dia ñooy feddali seen kóllëre di wanaat Pape Siré Dia seen engagement di koy wan ni ko aussi Bayal unité bi mu bëggoon biir Bayal vraiment jeunes yi taxaw nañ si def benn bloc di koy remercier encore une fois di wax ni tey suñu xol dafa sedd parce que tey dañoo dem élection législative vraiment ñu gis ni Iba Katiba kenn mosu fa gagné Idrissa Seck mais Pape Siré Dia ñëw relever le défi gagné ko ak voix yu exceptionnelle moo tey ñuy gën a di dalal xelam ko di koy wax ni ñu ngi dem élection présidentielle incha allah dinañ ànd ak moom dinañ dóoraat Idrissa Seck foofu si gannaawam jël victoire bi jox ko Pape Siré Dia mu joxuñu ko Macky Sall di ko wax nag fu mu mënta nekk na xelam dal xam ni ay jeunes am biir Bayal ay jeunes yu engagé yu dévoué ñoo taxaw takku doon benn pour rek mu am victoire merci beaucoup. maa ngi tudd Baye Ousmane Diagne waaw tey dañoo ñëw taxaw ngir wanewaat sunu pas-pas ci ginnaaw Pape Siré Dia ñëw réaffirmer sunu engagement derrière lui parce que Pape Siré Dia vraiment ku ñu xam ni def na ci luñ loo xam ni amuñu fayam et que dafa fekk ni on essaie juste de rendre la monnaie parce que daf ñu def loo xam ni kenn naatable wu ko ñu koy wax le DG le directeur général de la poste Pape Siré Dia ñoo lay wax ni ñun ndawi Bayal ñun ndawi Aïna Fall ñun ndawi costume secteur bi ñu dëkkee dafa am tendance politique bu mag bu fi nekk ñu ngi lay tàllalaat suñu loxo encore une fois di la ñaanaat nga dooleel ñu parce que suñu secteur dafa am tendance politique tey ji boo xoolee Idriss Seck mooy opposition bi nga xam moom lañ gën a ragal fii Thiès te boo xoolee responsable bi mu gën a yaakaar si Thiès mooy Garam Fall ñoo dëkk elle s'habite tout près de nous donc tey jii dañuy ñaanal Pape Siré Dia mu dolliwaat ñu pour que ñu mën a taxaw ak ñoom dans tous les moyens loolu Pape Siré Dia ñi la koy ñaanaat xam nañ ni defal nga ñu loo xam ne kenn naatable ko mais dañuy ñaan nga dolliwaat ñu ngir que ñu mën a dem vers les élections très apaisées ñu pour que au soir du 24 février ñu jël ndam ne teg ko sa loxo nga teg ko ci loxo président Macky Sall encore une fois déjà ñu lay wax ni toujours on est engagé derrière vous toujours on est solennellement derrière toi dara yitteelul dara ñoruñu lu dul sa liggéey suba ak ngoon guddi ak bëccëg boo ñu gisee boo ñu gisul boo ñu déggee ak boo ñu déggu ñu ngi sa liggéey yow rek yaa ñu ñor sa liggéey képp moo ñu ñor suba ak guddi ak bëccëg ça on vous le raffirme pour que nga xam ne ñun arrière ñu benn ñoo sa liggéey depuis bi ñu engagé wu ci yow ba léegi mosu ñoo dellu ginnaaw depuis bi ñu engagé wu ci yow ba léegi mosu ñoo delloo ku gis ñuy taxaw xam ne ñii duñu ay nit ñuy waxantu
ku gis ñi taxaw xam ne nit ñu am pas-pas ci li ñuy def la parce que ay magum jëmm lañ dañoo bàyyi lu ne ngir topp sa ginnaaw kon nag dama bëgg nga xam ni fi ñu taxawoon démb ak bërki dem te leen ko gën a confirmer parce que nag dañ ko taxaw wax ñu dégg nga ni combat bi ñu jëm combat capital la ku gagné local gagné législative boo demee élection présidentielle boo ko pété amul njëriñ kon nag dañuy xar suñu tànk tubee ci élection présidentielle yi pour que au soir du 24 février 19h ñu jël ndam li teg ko sa loxo nga teg ko sa loxo président de la République Macky Sall merci. ci lii ñu def ci Pape Siré Dia ñu ngi koy xamal ñu ko ñun ndawu Bayal yi dañoo jóg ñun ñëpp muy jigéen ñu mobiliser wu pour jàppale ko Iba Kati de daaw ragaluma ci dara te ren tamit ragaluma ci dara ñu ngi koy ñaan nag mu jàppale ñu ci ñun ba ñu mën a mobiliser nit ñi bu boobaa génne leen ndax Bayal rëy na bari na ay ñoo xam ne ñu ngi jóg pour yàq mënuñoo yàqal Pape Siré Dia Bayal dañ laa wóolu xale yi dañ laa wóolu te xam nañ ni li ngay def kenn deful gina jàppale nit ñi seen bët rek la ñu am di xam di xool te yow gis nañu ni ngay defee ñoom ñi ngi xool ñun nag ñi ngi say ginnaaw ñun ak suñuy càmmiñ ak suñuy mag ak suñuy rakk ak suñuy ñëpp ngir jàppale la waaw ñi ngi ñaan nag Iba Kati ba bii yàlla dina ci def jàmm bu boobaa yu rek ngay dégg waaw loolu rek la ñuy ñaan